salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. waa daayira génération soppe Serigne Sam Mbaye radiyallahu anhu seen mbokk seen xarit seen taalibe seen ndongo Abdoulaye Cissé Sam moo leen di nuyu bu baax a baax a baax kenn ku ne sa tur ak sa sant di fopp suñu nuyoo rek di ko teg si loxob jëwriñ Cheikh Jili Jaw Sam mu jotal ñu ko mbooleem membre bu ne ci biir daayira bi di nuyu bu baax jëwriñ yëpp waaw ku lim moom doo matale waaye ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sëñ Amdi sëñ Maawa Diagne Cheikh Mohamed Diagne di nuyu bu baax sëriñ Mourtada Jaxate sëriñ Dam Sey borom Pastef sëriñ Touba Sam Ndiaye Cheikh Abdoulaye Ndiaye mi ñu fekk ci bunt bi sëriñ Abdou Sarr dëkk diwaanu Bambey communauté rurale léegi sax commune la ñuy wax bu ndàngal ma ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sëñ Mohamed Diop Sam sëñ Mamadou Gaye Sam Cheikh Ahmad Chahir sëñ Cheikhouna mboolem membre waa G3SM sëñ Abdoulaye Thiam Touba Kër Massar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu sëriñ Alaaji Diouf sëriñ Khadim Diop mbaax ñu ngi koy nuyu di nuyu sëñ Abdou Thiam Touba Côte d'Ivoire mboolem membre yi ne ci biir daayira génération soppe sëriñ Sam bi sëriñ Tayiru Diabo ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu sëriñ Modou Gueye Touba Thiès waaye tamit di nuyu sëriñ Khadim Mbaye Touba sëriñ Thierno Alassane Sall Cheikh Mame Balla Ngom ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu baax sëriñ Ibrahima Fall Sam bu Ziguinchor di rafet lu baax contribution bu am solo bi nga xam ne indi na ko waaye tamit ñu ngi nuyu bu baax Cheikh Abdou Khadr Gaye Angleterre di nuyu baax sëñ Abdourahmane Gaye Italie moom it ñu ngi koy nuyu ba daayira bi yëpp daal ku lim doo matali yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu sëñ Alaaji Gaye Maroc sëñ Talla Diop Sam macha allah di rafetlu seen taxawaay bu baax a baax waaw ak thème bi nga xam ne indi ngeen ko tey contribution yi am na solo donte ne taxu ko bari loolu waaye nag am na solo Serigne Sam moom li ma koy faral di waxee rek buñ ci doon wax fii ba déwee nit maanaam du tax ñu jeexal thème boobu waaw ku nekk rek saa su ne di nga am loo ci mën a wax waaye comme niñ ko waxee woon dañoo waxoon ne tey bëgg nañ ànd ak yéen benn waxtaan boo xam ne dañ koy def ci loo xam ne nii kat actualité la muy mbirum franc CFA di utiliser Sénégal te ñu bëgg koo soppi def ko éco waaw mu indi fi coow lu bari nag jamono yi ñu génn depuis le 23 décembre wala boog depuis le 21 décembre bi nga xamante ni Alassane Ouattara wax na ni pays yi nga xam ne ñoo nekk ci UEMOA muy Union économique et monétaire ouest africaine dañuy changer seen xaalis doo duñ utiliser ti CFA waaye éco la ñuy utiliser kon changement boobu day laaj ku nekk nga xam déjà lan mooy CFA waaye tamit lan mooy éco ak bu ñu jógee ci CFA dem ci éco lan la mën a jural ñun suñu économie waaye kenn ku nekk ci ñun kat maanaam lan la mën a jural kon kenn ku nekk amaana yaa ngi ciy xaar ay tontu am na it ay laaj yoo ciy laaj yoo xam ne amagoo tontu li kon ñu jéem a ñëw rek def ci introduction bu ndaw bu ko defee déglu laaj yi lépp loo xam ne xam nañ ko ci ñu tontu lépp loo xam ne xamuñ ko ci incha allah ñu gëstu ko wala gis koo xam ne nii yaakaar nañ dina ci mën a indi leeral su ko defee bu ko indee leeral ñu partagé ko ak waa daayira bi yëpp. incha allah kon maa ngi ñëw ñu waxtaanee thème boobu tey waaw bismillah waaw kay xam naa ne waxtaanee li nga xam ne mooy franc CFA ak éco nga xam ne mooy monnaie bu bees bi nga xam ne moom la ñu war a adopté ci mois de juillet 2020 bii ñu nekk incha allah comme ni ma ko waxee sànq pays yi nga xam ne ñoom ñoo composé union économique et monétaire ouest africaine muy UEMOA bëgg il faut ñu waxtaanee d'abord lan mooy maanaam histoire franc CFA wala bëgg ñu waxtaanee sa histoire monnaie maanaam xaalis version bii ñu ko xamee nga xam ne ay këyit lay doon wala ay pièces yoo xam ne da nga koy joxe di mën a jënd ak a jaay waaw ndax xaalis daanaka moom loolu dong lay faj comme ni ko juge Kéba Mbaye doon waxee daan ne l'argent ne sert qu'à satisfaire les besoins au-delà il est inutile juge Kéba Mbaye mu ne xaalis jëriñu lu dul faj ay soxla bu dul loolu rek daanaka amul njariñ kon loolu nekk ab système bi nag système international la boo xam ne dafa wër àdduna ndax avant xaalis di am bu njëkk nit ñi ñu ngi daan jëflante di jëndante di jaayante te boobu xaalis amul woon comme niñ koy waxee mag ñu njëkk ña mais dañ daan jëflante di jënd ak jaay ci seen biir te daanuñ utiliser xaalis waaye am na beneen système boo xam ne moom lañ daan utiliser système boobu nag moom la ñuy wax système mu troc ci français mooy système mu troc mooy lan troc mooy yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a jënd man ma am lu may jaay wala am na lu ma soxla da nga may jox des biens
en nature du doon en espèce parce que heure boo déggee ñu ne en espèce rek mooy loo xam ne xaalis lay doon wala or lay doon wala argent lay doon waaw wala argent mooy xaalis quoi ak or wala diamant loolu souvent moom la ñuy wax des dons en espèce mais en nature moom heure boo ko déggee rek kiy joxewul xaalis waaye leneen la joxe beneen service lay rendre kon système boobu moom moo amoon laataa ñuy inventé xaalis si version bi ñu ko xamee système boobu nag moom la ñu doon wax système mu troc système mu troc nu mu daan doxee comme tey man damaa nekk ab pël yor samay nag di am sama meew di am sama soow léegi su ma demee ci marché bi gis kii nga xam ne moom pomme de terre baykat la moom pomme de terre lay jaay wala soble lay jaay wala ceeb lay jaay man ma soxla man meew laa am ak soow ak amaana yàpp su ko defee dama koy jox ñaari kilo yàpp moom mu nattal ma maanaam fukki litre meew exemple laay joxe rek su fekkee kii moom dafa yor ab gàtt maanaam bëy la yor wala xar la yor wala ginaar la yor kële nag moom ceeb la yor léegi man soxla naa ceeb léegi daa am lu ñu ko doon xaymaa tey mën nañ ne tey bu dee da ngaa joxe benn bëy ñu jox la benn saako ceeb su ma joxee man sama bëy kooku daf ma jox saako ceeb moom bu demee bëy yu mën na ko utiliser togg ci ceebu yàppam man it ceeb boobu mu ma jox su ma demee mën naa ko utiliser togg sama ceebu yàpp wala togg ci sama ceebu keccax donc kenn ku ne yaa xam lam lay jëriñ système boobu nag dafa yàgg même si marché yi loolu moo daan am bu njëkk te ba léegi si Sénégal sax rawatina Afrique am na pays yoo xam ne des na fa même Sénégal fii nii ñuy wax am na dëkk yoo xam ne tey boo fa demee fu mel ni dëkk yi nga xam ne mooy Saalum fii ñu féetewoo di côté Kaolack boo demee ci àll bi léeg-léeg bu xaalis amul oto jën bi bu ñëwee dawal otoom pin wax waa dëkk bi yëpp xam ne oto jën bi ñëw na dañ naan ku indi ñaari kilo dugub ñu jox la kilo jën wala ku indi ñaari kilo gerte ñu jox la kilo jën c'est-à-dire boo amee xaalis da ngay jënd waaye soo amul xaalis te bëgg si jën bi kat da ngay joxe dugub ñoom jox la jën loolu mooy système mu troc kon monde bi bu njëkk noonu la daan doxee système moo amoon ci fi ñuy wax parce que bu ñuy wax civilisation bi gën a yàgg si monde bi mooy la civilisation égyptienne loolu Cheikh Anta Diop démontré na ko ses études yi mu def sur la civilisation sur nation nègre et culture ak yeneen gëstu yoo xam ne Égypte moom mooy civilisation bi gën a yàgg kon Égypte loolu moo fa amoon Mésopotamie bu ñu ko daan wax bu njëkk tamit civilisation yi gën a ancienne si la bokk loolu moo fa amoon waaye tamit Grèce gi nga xam ne ñoom pratiquement mën nañ ni bu révolution intellectuelle amee foofu la jógee foofu tamit ñoom civilisation boobu moom moo amoon parce que Grèce su dee dañuy dem du point de vue de la science xam nañ ni waa grec yi si boppam ñoom Égypte lañ ñëwoon fa lañ jàngee ba amee fa xam-xam boo xam ne tey moom lañ demee ba dominer ko monde bi révolutionner monde bi au plan intellectuel donc loolu mooy système bi nga xam ne moom moo amoon laataa ñuy dugal ci système mu xaalis bi nga xam ne moom lañ xam tey ginnaaw loolu kon système mu troc bi nga xamante ni dem na ba mu yàgg dañ koo changé dañ ne système boobu kat système bu baax la waaye nag nañ ko changé si lañ dugalee nag li nga xam ne moom mooy système monétaire comme ni ñu koy waxee monnaie nag ki ko inventé ñi ngi ko inventé benn buur moo ko inventé bu nekkoon dëkk réew mu ñu daan wax Leydi loolu nag mi ngi amoon 600 ans maanaam 7e siècle avant Jésus-Christ 7e siècle avant Jésus-Christ mooy 600 ans avant Jésus-Christ si lañ ko créé woon mais boobu nekkuloon tax ay pièces yoo xam ne dañ naan lii mooy pièce su monnaie mais dafa amoon ay outils ay instruments yu ñu daan utiliser lu mel ne tey ay li ñuy wax xoor muy kori xoor dañ ko daan utiliser comme monnaie comme xaalis boo amee tey nga juróomi xoor boo ko joxee ñu jox la ñaari kilo dugub wala tey boo amee téeméeri xoor nga jox ko ñu jox la bëy wala ñu jox la ginaar wala ñu jox la nag wala ñu jox la gëléem loolu moo nekkoon système de change bi donc loolu moom mi ngi amoon si 7e siècle maanaam juróom benn téeméeri at laata Jésus-Christ di ñëw si lañ commencé inventer monnaie mu nekk loo xam ne nii ay pièces la yoo xam ne tey boo ko joxee ñu jox la mu nekk pièce boo xam ne boo ko joxee tey ñu jox la bien bi nga xam ne moom nga soxla donc loolu ki ko créé woon mooy benn buur bu nekkoon ci réew moo xam ne ñu ngi ko daan wax Leydi après nag si lañ créé pièces yi ba pièces yi évolué bañ créé waat billets yi mais yi nga xam ne moo njëkk am moom ay pièces la woon bu dee nag ñun comme Sénégal souvent suñu référence ci France lay doon France moom premier billet yi ñu ngi ko fa créé bi nga xam ne def nañ seen révolution bi en 1749 la révolution française mu nekkoon une révolution politique 1749 si lañ commencé ñoom it
créer ay billets ak ay pièces yoo xamante ne nii day doon ay billets de banque ak ay pièces yoo xam ne nii dina mën a jënd di jaay comme système bii ñu ko xamee bañ évoluer tey ba ñoom yegg ci li nga xam ne moom mooy euro. li tax tamit ñu dem ba nga xam ne nii système bu njëkk boobu ma doon wax sànq muy troc dañ dem ba arrêté ko gars yi dañ defoon ay seetlu ay taxaw seetlu daane troc kat baax na lu am solo la ndax kenn ku ne la nga am rek ngay indi boo dikkee si marché bi yow kii nga xam ne buy la am kii bisaab la am kii gerte la am kii dugub la am kii moom ginaar la yor kii nagam la yor kii gëléemam la yor kii ceeb la yor kii pomme de terre la yor kii soble la yor kenn ku ne la nga am moom ngay indi ci marché bi bu ko defee nga xool la nga xam ne amoo ko te soxla ko nga gis ngeen xool nan ngeen di waxtaanee bu juboo ba yow la nga am nga jox ko moom it la nga soxla si moom mu jox la ko donc loolu moo nekkoon système échange boobu mais li taxoon ñu changé ko dañoo demoon ba xool ne dafa am ñaari défaillance yu si am bi ci njëkk mooy léeg-léeg mun nga indi sa marchandise ci marché bi doo gis kenn koo xam ne ni intéressé na ko tey nga indi nga sa ginaar tey waaye ña nga fa dajal kat ñoom soxla wuñ ginaar ñoom seen i occupation wala seen préoccupation du ginaar mais leneen lañ soxla. di nga ñëw ba toog fa ba ngoon te sa ginaar googu du jar te yow la nga bëggoon doo ko am donc loolu tax nañu ne sa gëm demee na noonu kon nañ changé indi loo xam ne nii mooy dox suñu diggante même bu fekkee indi nga sa ginaar jarul tamit bu dee am nga pièce loo xam ne nii gars yi jox nañ ko valeur parce que xaalis tamit nit moo koy jox valeur maanaam nit doomu aadama ñoom ñoo ko jox valeur xam nga xaalis weñ la rek mu nekk weñ goo xam ne si dañ koo tëgg ci or wala dañ ko ci argent comme ni ñu koy waxee wala dañ ko tëgg ci bronze muy përëm wala dañ ko tëgg si weñ muy fer waaw mais nag valeur bañ koy jox moo tax muy maanaam intérêt bañ koy jox moo tax muy am valeur loolu mooy yokk valeur am intérêt bañ koy jox waaye bu dee xaalis la tey mun nga romb fi or wala nga romb fi weñ wala nga romb fi nangam loo xam ne ni amaana valeur bi nga xam ne moom la xaalis bi di ko am donc loolu moo tax ñu jox ko valeur boobu. beneen constat bi si amoon mooy système bi day nekk benn système d' équivalence léegi-léegi mun nga indi sa dara mais day poser problème équivalence man indi naa sama xar waaye li ma soxla mooy saako ceeb mais est-ce que sama benn xar bi naan nangu ñu fay ma si benn saako ceeb ak ban genre ceeb lay doon donc souvent da doon poser aussi système équivalence bu dee sa xaalis nag ñu ne la ceeb bi moom ñeenti téeméer lay jar wala juróomi téeméer lay jar da ngay compter la mu tolloo ci xaalis rek nga jox ko kon ñaari constat yooyu moom lañ def daal ne système mu trockat nekk na lu baax waaye nekkul loo xam ne lu viable la nekkul loo xam ne kenn ku ne amaana dig si mën a gis sa bopp kon loolu moo taxoon bi ñu demee ba 7e siècle vers les années 1600 600 kon avant Jésus-Christ gars yi nañ ko changé indi loo xam ne dina mën a nekk xaalis boo xam ne dina mën a dox suñu diggante ñu si échanger si suñu biir te kenn du lor sa morom ndax système bële amaana am na ñoo xam ne daan nañ ci loru am na ñoo xam ne aussi daan nañ ci bénéficier wu ku nekk rek mi ngi dépendre si valeur bi nga xam ne moom nga jox sa marchandise ak tamit valeur bi nga xamante ni ki nga ko jox lam la jox amal na la ko yow wala ñàkkal na la kaa amal ginnaaw boo xamante nii tamit système boobu dem nañ ba mu évoluer parce que comme ni ma koy waxee bu njëkk ay xeer la woon dañ doon utiliser lu mel ne kori bu njëkk ay or da nga daan am or parce que or dafa yàgg am valeur wala nga am diamant wala nga am xaalis argent avant ñu waxuma xaalis boo xam ne dañ koo tëgg dugal ko si usine mu nekk monnaie bi nga xam ne moom la ñu utiliser mais xaalis en tant que outil en tant que sédiment comme ni or nekkee am na chaîne par exemple am na chaîne yoo xam ne chaîne or la am chaîne yoo xam ne chaîne xaalis la am chaîne yoo xam ne chaîne plaqué la donc yooyu noonu moom la nit ñi daan utiliser ndax dafa amoon valeur soo ko joxe waan mën nga see am marchandise bi nga xamante ni moom nga bëgg ça dépend nag si quantité bi nga ciy joxe ak ka nga koy jox ndax jaral na ko wala déet waaye li nga xamante nii tamit lu amoon solo la bu njëkk nga xam ne nii si lañ daan xamee ndax nit kii ku am la wala ku ñàkk la ba léegi sax am na si yenn société yi ñu mel ne suñu mbokk bël yi mooy li ñuy wax bétail mooy jur ak jur bu njëkk nit ki buñ bëggee xam ndax ku am xaalis la ku am alal la borom doole la dëgg-dëgg dañ daan xool ci ñaata la yor ci ay jur maanaam li mu am ci jur moom lañ daan évaluer bu jur gi baree rek dañ naan kii ku am alal la kii maanaam ku am tedd nga la donc bétail dafa yàgg a nekk tamit loo xam ne nii daan nañ si évaluer di si mesurer maanaam am koomu nit wala amam léegi nag billet de banque yi comme ni ñu ko gisee nii muy dox lu mel ne tey suñu 500 yi billet wu 500 bi wala billet wu 2000 bi wala billet wu 5000 bi wala billet wu 10 000 bi nga xam ne moom lañ am si franc CFA modèle boobu en tant que tel mi ngi njëkk a feeñ en 1750 lañ njëkk am modèle billet de banque boo xam ne nii gis nañu lii kat billet la mu am dessin yi am photo yi loolu mi ngi amee woon Espagne
Espagne la amoon te photo ki ñu ci defoon mooy seen impératrice bi mooy buuru Espagne bu jigéen bi ab photoom moom lañ defoon ci billet de banque boobu loolu mi ngi amoon si 1750 kon foofu lañ commencé inventé ay billets yoo xam ne ni banque moo koy defar usine moo koy defar jox ko benn valeur marchande boo xam ne moom lay am loolu mi ngi am 1750 te réew mi mu njëkk am aussi moo nekk Espagne loolu nag bu mu amee Espagne si nga mbir Europe la affaire bi commencé tasaaroo Europe après révolution française bi mu amee 1749 léegi nag banque yu bari li ñuy wax les banques d'émission indépendantes yu baree bari ñu créé ko biir Europe ba si lañ créé Banque de France ñu ngi ko créé en 1800 lañ ko créé mais 1803 la njëkk a jot nag maanaam autorisation mu créé defar ay billets de banque te Banque de France boobu usine bi nga xam ne moo ko doon defar autorisation bi usine bi ko doon defar boobu mi ngi nekkoon si capitalu réew ma di Paris donc évolution création billets yi ak monnaie yi noonu la amee dynamique bi daal mi ngi impulsé woo après la révolution française parce que révolution française bi mu amee en 1749 après beneen révolution moo si topp moom la ñuy wax la révolution industrielle boobu nag mi ngi amee Angleterre si lañ nag defaree ay machines yu baree bari invention yu bari si la amee machines yooyu nag si lañ liggéey tey machines yoo xam ne nii ay machines la yoo xam ne ñuy defar xaalis mais machines yooyu yi si ëpp nag moom Europe la nekk loolu petite histoire la woon rek léegi nag ma ñëw si histoire franc CFA en tant que tel waaw bu dee li jëm ci histoire franc CFA comme ni ñu ko xamee franc CFA déjà ñi ngi ko créé woon en 1939 lañ ko créé parce que avant muy am lan moo amoon franc français moo amoon FF moom lañ daan wax franc français moom lañ daan utiliser ñun ci fii ci Sénégal ak réew yi nga xam ne yëpp France moo leen coloniser woon franc français lañ doon utiliser mais en 1939 xam ngeen 1939 aussi dafa coïncider ak début commencement tàmbali deuxième guerre mondiale parce que deuxième guerre mondiale mi ngi tàmbali en 1939 nag si lañ créé aussi franc CFA mais dañ koo créé rek yàggul dara deuxième guerre mondiale bi commencé moo tax franc CFA bi ñu ko créé 1939 taxul woon muy dox parce que gars yi amatuñu woon temps pour mën a consacrer wu si liggéey ay xaalis ak changer ay monnaie dañ continuer kon si biir li guerre bi di am yëpp parce que guerre bi 39 la ba 45 pendant tout ce temps là nag nit ñi li ñu doon utiliser mooy franc français rawatina fii si Sénégal ak lépp loo xamante ni colonie la woon bu nekk Afrique boo xam ne France moo la coloniser woon. après nag bi guerre mondiale bi jeexee 1945 si lañ doog a commencé nag def la diffusion officielle du franc CFA si lañ commencé nag utiliser franc CFA loolu mi ngi am le 26 décembre 1945 jour boobu nag lañ la waa France. ratifié li ñuy wax les accords de Bretton Woods heure bu ngeen ko déggee mooy les institutions internationales ku mel ne tey banque mondiale waaye tamit ku mel ni FMI si jamono yooyu nag franc CFA lan la doon tekki franc bi moom bon F bi mooy franc CFA bi nag li mu doon tekki mooy les colonies françaises d'Afrique franc des colonies françaises d'Afrique maanaam xaalis bi nga xamante ne nii ñi nga xam ne nii France moo leen nootoon maanaam moo leen coloniser woon te nekk Afrique ñoom moom lañ ko loolu la CFA daan tekki mooy franc des colonies françaises d'Afrique maanaam franc bi nga xamante ne nii ay colonie ay réew la yoo xam ne France moo leen nootoon te nekk Afrique ñoom loolu lañ bokk moo tax toujours booy dégg ñiy contester di remettre en cause franc CFA pour woowu ak signification boobu ñu ko joxoon ñoom toujours loolu lañ doon gën a remettre en cause boo waxee ñu ne franc CFA c'est une monnaie coloniale day symboliser toujours rek ni ñun kat ndekete wax nañ ne am nañ indépendance waaye amuñu indépendance ndax CFA la muy tekki kat mooy colonie française d'Afrique kon bu ñu continuer di utiliser monnaie boobu day mel ne ñun ba léegi malgré am nañ suñu indépendance 1960 mais jusqu'à présent ñun colonie française lañ parce que CFA bi loolu lay symboliser donc loolu dinaa si ñëw si kanam pour wax lan moo tax sax loolu bokk na si li gën a inciter nit ñi ñu jéem a évoluer changer tur bi def ko léegi ECO mais nag par la suite évolué na bien avant ECO di ñëw parce que dem na foo xam ne ni mi ngi doon signifier c'est vrai le franc des colonies françaises d'Afrique te boobu aussi banque centrale France moom moo ko doon imprimer boobu banque boobu mi ngi doon centrale moo nekkoon caisse centrale de la France d'outre-mer caisse centrale de la France d'outre-mer ñoom ñoo doon gérer franc CFA boobu te ci jamono yooyu ñu koy créé en 1945 benn franc français maanaam xaalis bi nga xam ne moom la tubaab doon utiliser ci France benn franc français
mi ngi toll woon si fukki dërëmu franc CFA donc 1 franc français était égal à 50 francs CFA loolu moo nekkoon parité fixe bi kon boo amaan benn franc français rek boo ñëwee Sénégal indi ko fi da doon nekk 50 francs français xam ngeen loolu sax bokk na ci li indi woon benn parenthèse bu ndaw rek wala une petite digression bokk na ci li indi woon ray gi nga xam ne rayoon nañ ko suñu tirailleurs sénégalais yi fële ca Thiaroye camp Thiaroye parce que bi ñu leen di fay seen i pécule bi ñu demee xare ji jàppale tubaab yi France ñu xeex ba pare ba ñibbisi ñu war leen di fay anciens combattants yi dañoo taxawoon ne ñoom dañuy lay sa gëm France dañ doon xeexal lañuy fay tubaab yi ñoom loolu lañ leen war a fay léegi ñooñu ne leen yéen seen xaalis dañ koy wàññi xam nga buñ ko defee xaalis Sénégal maanaam franc français bi moom moo gën a diis mu ëpp doole franc CFA bi léegi nag anciens combattants yi loolu lañ doon bañ da naan li ñu fay tubaab yi sa gëm ñoom ñoo àndoon ca guerre ba ñoo subir même préjudice yi ñoo doon encourir aussi même risques yi kon la ñu fay seen nawle tubaab yi loolu lañ leen war a fay gars yi ne leen déedéet yéen du leen calculer li ñu leen di fay du leen ko calculer si franc français mais dañ leen koy calculer si franc CFA léegi nag am na si yenn si ñi nga xam ne ni ñoo jiite woon armée bi nekk ay intellectuel nekk ay nit ñu ñuul ñoom dañoo taxawoon mener le combat ba loolu bokk na ci li gënoon tax tey gars yi def massacre Thiaroye bi ray fa daanaka lu ma téeméeri militaires yoo xam ne pourtant ñoom ñëpp France lañ demoon xeexali ko jàppale ji ko si deuxième guerre mondiale bi waaw ginnaaw loolu aussi franc CFA bi wax naa sànq ne dafa évoluer même tour bi parce que bu njëkk dañ doon wax le franc des colonies françaises d'Afrique mais bi ñëwee ba 1958 xam ne Guinée ñëpp xam nañ ni 58 la jëloon indépendance ak Sékou Touré Guinée léegi dañoo changé tour bi parce que xam nañ ne bu ñu ne léegi comme que am nga sa indépendance nekkatoo colonie parce que bu ñuy wax colonie mooy réew moo xam ne dañ ko coloniser réew moo xam ne moomul boppam mais réew mi bu demee ba moom boppam kon sañatoo jël seen xaalis bi kat di ko tuddee naan réew yi nga xam ne dañ leen coloniser kon si noonu lañ changé maanaam sigle bi day resté toujours dañuy am franc CFA waaye CFA bi nga xam ne doon signifier colonie française d'Afrique doodul signifier loolu lan lañ ko tuddee communauté française d'Afrique communauté française d'Afrique loolu tamit mi ngi am si 1958 te ñëpp xam nañ ne 1958 at moomu si la Guinée jëloon indépendance am donc ñu changé tour bi waaye bi ñëwee ba 1973 dafa am réew moo xam ne réew mu mel ne Mali ak Madagascar ñoom dañoo quitté woon la franc CFA parce que boobu communauté la woon bépp réew boo xam ne France moo la colonisé woon rek te nga nekk Afrique dañ doon utiliser franc CFA mais Mali moom dafa dem ba à un certain moment ba 1973 mu ne moom day quitté créer monnaie boppam créer xaalisu boppam Madagascar aussi ñëpp xam nañ ne c'est une colonie française moom tamit mu bàyyi ne day créer monnaie boppam mais Mali moom def na ko lu mat fukki at 1973 ba 1984 bi mu créé monnaie xam ne amul doole économie am gën a faible après mu mujj ñëwaat duggaat ci franc CFA loolu Mali mi ngi ko defaat ci 1984 si la ñëwaat ginnaaw loolu aussi am na beneen réew boo xam ne dugg na zone CFA koo xam ne sax moom nekkul France moo ko colonisé woon muy Guinée équatoriale nga xam ne ñoom ay portugais ñoo leen colonisé woon muy Portugal ñoom aussi bi ne 1985 si lañ ñëw dugg si zone CFA bi par la suite aussi am beneen réew boo xam ne ñëw na dugg muy Guinée Bissau aussi xam nañ ne portugais yi ñoo leen colonisé woon ñoom aussi si 1997 lañ ñëw rejoindre la zone li ñuy wax la zone CFA bokk ak Sénégal ak Mali ak yeneen réew yi nga xam ne tey nii ñoom ñoo am monnaie commune boobu nga xam ne mooy franc CFA ñoom ñëpp nag ñu nekkoon ay anciennes colonies françaises kon dañuy gis ne toujours tour bi day évoluer di changer parce que tuddoon na franc des colonies françaises d'Afrique mujj gi mu demaan tudd la communauté française d'Afrique ba mujj gi lan lañ ko mujj tuddee mooy franc de la communauté financière léegi France gi génn na ci parce que France ñaari tur yu njëkk yëpp seen tur mi ngi ci woon léegi nag France bi lañ changé F bi au lieu mu nekk te France léegi financière lañ ko tuddee financière lan d'Afrique mu nekk nag monnaie boo xam ne nii monnaie unique la au sein de l'UEMOA heure boo déggee UEMOA mooy Union économique et monétaire ouest africaine mooy réew yi nga xamante ni ñoom dañoo d'accord ne ñoom ñoo bokk benn xaalis bu ñu utiliser réew yooyu nag boo koy lim mi ngi toll ci juróom-ñetti réew la yoo xam ne Afrique de l'Ouest rek laa la wax juróom-ñetti réew yoo xam ne ñoom ñoo d'accord ne ñoo bokk même xaalis bu ñuy utiliser juróom-ñetti réew yooyu yan la bi ci njëkk mooy Sénégal Burkina Faso ci la bokk Côte d'Ivoire ñetteelu réew bi ñeenteelu réew bi di Guinée Bissau juróomeelu réew bi di Mali juróom-benneelu réew bi di Niger juróom-ñaareelu réew bi di Togo juróom-ñetteelu réew bi di Bénin
kon juróom-ñetti réew yooyu ñoom ñoo composé wala boog ñoo constitué li nga xam ne moom lañ tuddee tey union économique et monétaire ouest africaine waaye franc CFA du foofu rek lañ koy utiliser parce que bu njëkk loolu dama ko tëb sax bu muy doog a xew yeneen colonie yi nga xam ne maanaam France moo leen colonisé woon yeneen pays yi nga xam ne France moo leen colonisé woon ñoom aussi dañ doon utiliser franc CFA mais dañ dem ba année 1973 yi ñoom ñu arrêté utiliser franc CFA bi di utiliser directement maanaam franc français bi ba bi nga xam ne évolué na franc français bañ dugg ñoom aussi créé euro bi léegi ñoom la ñuy utiliser mais Afrique centrale aussi dafa am ay réew yoo xam ne maanaam France da leen coloniser woon Afrique centrale réew mu mel ne Cameroun allemand yi dañ ko coloniser anglais yi coloniser ko français yi coloniser ko dafa nekk réew moo xam ne 3 colonisations la am donc boo demee ci Afrique centrale am na juróom-benn réew yoo xam ne aussi franc CFA la ñuy utiliser réew mu mel ne Cameroun ñoom franc CFA la ñuy utiliser République centrafricaine wala boog Centrafrique ñoom aussi franc CFA la ñuy utiliser République du Congo ñoom franc CFA la ñuy utiliser Gabon franc CFA la ñuy utiliser Guinée équatoriale franc CFA la ñuy utiliser waaye Tchad aussi franc CFA la ñuy utiliser te yooyu nekkul maanaam Afrique de l'Ouest moo tax ñoom aussi dañ créer seen beneen communauté boo xam ne ñu ngi ko tuddee CEMAC moom la ñu tuddee CEMAC muy communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale kon booy xool franc CFA ci Afrique am na fukki pays ak ñeent yoo xam ne moom la ñuy utiliser franc CFA fukki pays ak ñeent yoo xam ne moom la ñuy utiliser kon gis ngeen ni franc CFA nekk na monnaie boo xam ne maanaam fukki pays ak ñeent ñoo ko utiliser mu nekk aussi li ñuy wax ñaari zone monétaire waaw ñaari zone monétaire ñoo am benn zone monétaire bi mooy CEMAC ñoom ñooy waa Afrique centrale beneen zone monétaire bi mooy UEMOA di union économique et monétaire ouest africaine kon bu ñu waxee ci loolu ba pare ñu ñëw nag léegi un peu waxtaan ci li nga xam ne mooy coow li muy franc CFA ak ECO parce que franc CFA li ci am aussi mooy monnaie la boo xam ne nii tubaab yi France ba léegi moo ko doon contrôler ndaxte dafa am li ñuy wax parité souvent da ngeen koy dégg ci wàllu monnaie ñu naan parité fixe ak parité flexible monnaie boo xam day flexible wala monnaie boo xam day fixe franc CFA moom dañ ko arrimé ci euro bi parce que franc CFA kan moo koy garanti France moo koy garanti bi ci boppam garanti franc CFA France moo koy def moo tax pays yi nga xam ne ni ñoo composé woon ñoom ñoo utiliser franc CFA yëpp seen réserve yi li nga xam ne heure bu ñu toogee tey ba def at mi ñu def seen bilan daal ne lii la ñu war a émettre ci ay billets 50% yi France lañ koy jox moom moo koy téye li ci des ñoom ñu séddoo ko ñoom réew yooyu 50% yooyu moom la France di téye heure bu problème amee tey wala heure bu ñu demee ba benn réew am jafe-jafe da ngay dem ci France mu lebalaat la ko parce que France moo la garanti yow boo bëggee dem ci au plan international nga jënd xam nga ni sa monnaie amul doole parce que fii monnaie internationale yi nga xam ne ñoo fi am doole xam nañ ko euro la livre sterling bi nga xam ne moom la britannique yi di utiliser yen bi nga xam ne moom la chinois yi di utiliser wala dollar bi nga xam ne moom la américain yi di utiliser donc bu dee da nga am monnaie boo xam ne nii nekkul ci monnaie yooyu il faut nga am tey ci koo xam ne nii moom moo lay mën a garantie boo bëggee jënd tey au plan international il faut nga utiliser monnaie yooyu pour mën a jënd léegi man su ma amee sama CFA tey en tant que état bëgg a dem États-Unis jënd ñoom duñ consommer CFA bi États-Unis duñ jël CFA il faut ma jaar France wecci ma ko ñoom France ñoom ñooy jël sama CFA ba pare defal ma ko euro su ma demee euro nag su ma demee États-Unis bëgg a jënd euro ñoom dinañ ko nangu dinañu ma mën a jaay su ma demoon tey yor sama franc CFA bëgg a dem Angleterre ne damay jënd ñoom duñ ma jaay il faut ma weccee ko franc CFA bi euro su ma demee Angleterre ñu mën ma ko jaay wala ma wecceeku ko dollar su ma demee Angleterre ñu mën ma ko jaay wala ma wecceeku ko yen bi nga xam ne moom la chinois yi di utiliser su ma demee Angleterre ñu mën ma ko jaay donc loolu mooy garantie bi nga xam ne moom la France di def loolu nag pour France mën ko def danaan pays africain yi yéen ñi nga xam ne maa leen coloniser woon maa yor seen garantie su ngeen defaree seen xaalis ba pare ba mu nekk 100% 50% yi da ngeen ko indi man ma denc ko parce que heure bu ngeen amee jafe-jafe bëgg a jënd man maa leen di garantie pour ngeen mën a jënd te loolu ay risque la parce que sama xaalis laay jëlee sama trésor français la ñuy dem tibb fa xaalis jox leen ñoom ñu jënd su ko defee réserve yooyu nag trésor français moom lay convertir pour mu nekkaat euro pour mu mën a jëlaat moom xaalis bi nga xam ne moom lañ leen lebal xam nga loolu toujours day mel ne ñun on est éternellement dépendant toujours ci France même ci wàllu xaalis bu ñu France garantilul duñ mën a demal suñu bopp
leneen li nga xam ne tamit dañ koy critiquer ci franc CFA mooy parité fixe boobu xam nga franc muy euro parce que euro sax pare moom modèle bi mu am tamit dafa fixe euro parce que dinaan benn euro mi ngi toll ci 655,94 francs CFA loolu dafa am ñu ko critiquer dañ ne ñun franc CFA bu fekkee bëgg nañ développer bëgg nañ évoluer dañuy def ni réew yëpp def fu mel ni États-Unis da ngay dégg dañu ne dollar bi yéeg na dollar bi wàcc na euro bi moom dafa fixe même si moom moo ëpp dollar bi tuuti yeneen monnaie yi nga xam ne ni yu am doole la yëpp toujours da ngay dégg ñu ne yéeg na wàcc na maanaam monnaie bi day flexible day am flexibilité alors que franc CFA amuñu possibilité boobu ñun mënuñu am flexibilité ñun taux fixe rek la ñuy am franc CFA égal nangam franc CFA égal nangam de livre égal c'est-à-dire du évoluer loolu nag day impacter bu baax suñu économie parce que bu dee da nga am xaalis boo xam ne dafa fixe yow da ngay dépendre bu baax a baax ci les cours mondiaux ni muy doxee su dollar bi wàccee da nga koy yëg bu dollar bi yéegee da nga koy yëg gis ngeen courant bi doxoon ñoo ko fi jamono yi Ablaye Wade parce que dañ dem ba si kanam ñu ne barilu pétrole bi yokku nañ ko jógee na $60 dem ba $180 jógee na $60 dem ba $180 c'est comme ñun suñu xaalis mënul yéeg di wàcc day dafa fixe automatiquement pour ñu mën a jënd pétrole boobu mais dañuy yokk courant su ko defee ñi nekk ci kër ñi ku nekk mën a sa facture nga santi na yokk boobu état bi moom mënu ko assumer mais léegi su boobaa peuple bi ñoom la ñuy yokk seen courant ñu def ko xam ngeen temps yi nii rek yu mel noonu amaan na dem nañ ba gis ne am nañ jafe-jafe suñu wàllu économie amuñu benn xaalis boo xam ne mën nañ ko utiliser pour di ko yéegal di ko wàccee bu suñu économie daanoo ñu wàccee suñu xaalis bu suñu économie amee doole ñu yéegal suñu xaalis comme ni ko États-Unis di defee comme ni ko yeneen réew di defee mais ñun amuñu possibilité boobu parce que suñu xaalis moomu luñ ko suñu bopp amuñ ci autonomie ñun amuñ ci benn autonomie France moom mooy décider ne xaalis bi nii lay toll fii lay toll dévaluation bi amoon 94 mais président africain yëpp dañ ko bañoon y compris le président Abdou Diouf mais bi France taxawee ne day am mais dafa am parce que ñoom ñoo yor suñu garantie leneen li nga xam ne amoon na ci franc CFA aussi mooy France toujours France encore moom dafa bokkoon ci conseil d'administration li nga xam ne mooy union monétaire ouest africaine réew yi nga xam ne dañu utiliser franc CFA yëpp dafa amoon waa France dañ ci seen conseil d'administration dafa amoon koo xam ne moo fa nekkaloon état wu France moo fa toogaloon trésor France nga xam ne dafa amoon droit de veto tey bu pays africain yi décidé woon ne nangam ñëpp def ko en majorité moom su ko neexee day génnee droit de veto su génnee droit de veto lu gars yi décidé woon yëpp day dëñ donc boo déggee droit de veto mooy loolu par exemple tey si daayira bi ñu ne Baye Djili Diaw am na droit de veto sëñ Mamadou Gueye Sam am na droit de veto nga xam ne tey buñ defoon assemblée générale ñu waxtaan ñu ñëpp sa bureau ba tënk Baye Djili bu ko neexee moom liñ tënk yëpp moom sëñ Mamadou Gueye ñu noonu ñun d'accorduñ ci ñun même ñun bu dee téeméer lañ ñoom ñaar ñooñu kese seen ñaari voix yi day compter presque 100 ñoon buñ dee téeméer ñoom ñaar buñ décidé rek li téeméer yi décidé woon yëpp day màbb maanaam France doole jooju lañ amoon ci décision yi nga xam ne nii état yi dañ ko doon jël ñoom dañ amoon droit de veto heure bu état africain yi waxtaane woon ba tënk daan ne ren kat lii lañ war a soxla ci billet moom mu ne lii lañ war a def su ko defee suñu waxtaanee ba jubóowuñu waxtaan moom bu ko neexee day teg droit de veto yaakaar naa loolu am na ci au plan international fa la nga xam ne mooy ONU muy organisation des Nations Unies am na 5 pays yoo xam ne am droit de veto tey bu ñu bëggee jël benn décision ñoom d'accorduñ ci bu ñu waxtaanee ba sonn jubóowuñ ñoom dañuy teg seen veto léegi bu ñu tegee veto bi nag veto bi moom day nekk poids bu 10 boo xam ne tey day peser maanaam li 50 pays décidé benn veto bu États-Unis rek bu ko tegee 50 pays li ñu décidé day mabax France nag loolu la amoon par rapport ak franc CFA bi loolu moo nekkoon droit de veto xam naa dinaa si ñëw léegi su may wax ci éco bi ndax droit de veto boobu ak éco bi aussi dina nekk loo xam ne ni day tëb donc franc CFA noonu la tëddee woon France tamit mainmise boobu la ci amoon nga xam ne ñun suñuy réserve 50% yi mi ngi woon France waaye aussi xam nga réserve du xaalis bi rek mais dafa amoon tamit loo xam ne maanaam c'est des ressources lu mel ne or parce que da ngay dégg ñu la 90% ressources yi nga xam ne c'est des ressources financières wala boog en tout cas en espèces ou bien en nature plutôt des ressources en nature lu mel ne suñu or bi réserve or bi 90% yi nga xam ne ñoom pays africains yi nga xam ne dañ nekk ci franc CFA moom lañ am dañ ko dénkaane France trésor France moom moo ñu koy dencal comme garantie heure bu jafe-jafe amee bu réew mi mënul faykat ñoom ñu jël or boobu jaay ko pour fayee kooku donc Sénégal am na or bu bari boo xam ne mi ngi trésor France di tëdd di nelaw Mali am na or bu bari boo xam ne mi ngi ci trésor France di tëdd di nelaw
Gabon am na or bari boo xam ne mi ngi trésor France di tëdd di nelaw parce que heure bu ñu amee jafe-jafe France moo leen di lebal xaalis suñ demee ba am jafe-jafe fay nag France or boobu lay tibbu moom dugal ko ci cours mondiaux yi au niveau international jaay ko def ko xaalis fayee kooku donc loolu aussi am na ci franc CFA léegi nag ma ñëw ci éco rapidement waaw bu dee nag li nga xam ne moom mooy éco en tant que tel éco monnaie bu bees la moom la ñu wax ne moom moo war a remplacer franc CFA mais éco benn politique la woon boo xam ne pays yi nga xam ne ni ñoom ñoo composé li ñuy wax CEDEAO muy communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest mooy CEDEAO nga xam ne 15 états membres moo nekk CEDEAO maanaam fukki état ak juróom ñoom ñoo composé CEDEAO ñoom ñoo waxoon ne dañuy boole seen doole kat créer benn monnaie unique monnaie boobu nag bu ñu waxtaanee ba juboo dañ ne woon éco lañ koy tuddee xam nga bu dee UEMOA la muy union économique et monétaire ouest africaine ñoom juróom-ñetti pays la mais CEDEAO moom fukki pays la ak juróom kon am na juróom-ñaari pays yoo xam ne réew yoo xam ne ñi ngi bokk biir CEDEAO te ñoom utiliser wuñ franc CFA donc ñoom ne bi ñu demee ba waxtaan en 2017 lañ ne woon daal parce que waxtaan bi yàgg na depuis les années 70 ans lañ commencé woon di def waxtaan yooyu noonu ne nan la ñuy def ba am maanaam benn zone monétaire unique mais bi ñu demee ba 2017 nag lañ décidé ne dinañ mettre en place benn monnaie unique boo xam ne nii zone CEDEAO bi muy fukki pays ak juróom yi nga xam ne ñoom ñoo constitué CEDEAO moom la ñuy utiliser comme monnaie donc comme ni ma ko waxee rek ECO projet CEDEAO la woon donc CEDEAO ñoom ñoo décidé woon fukki pays yooyu ak juróom CEDEAO d'abord lan la parce que peut-être am na ñuy dégg CEDEAO te xamuñ mooy lan mooy communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest benn communauté la am mbooloo am kuréel goo xam ne dafa am boole réew yi nga xam ne ñoo Ouest Afrique soowu jant muy fukki pays ak juróom benn bi mooy Sénégal ñaareel bi mooy Côte d'Ivoire ñetteel bi mooy Bénin ñeenteel bi di Burkina Faso juróomeel bi di Gambie juróom-benneel bi di Ghana juróom-ñaareel bi di Guinée-Bissau juróom-ñetteel bi di Guinée-Conakry juróom-ñeenteel bi di Libéria fukkeel bi di Mali fukk ak benn di Nigéria fukk ak ñaar di Niger fukk ak ñett di Sierra Leone fukk ak ñeent di Togo fukk ak juróomeel bi mooy Cap-Vert donc fukki pays yooyu ak juróom ñoom ñoo constitué li nga xam ne moom la ñuy wax CEDEAO nag kuréel la goo xam ne ñu ngi ko créé woon 1975 lañ ko créé woon am na réew yoo xam ne bokkoon nañ réew mu mel ne Mauritanie après moom bi année 2000 en 2000 la quitté CEDEAO ne moom bokkatul CEDEAO Maroc aussi nekk na réew moo xam ne moom bokkul waaye dafa am benn statut particulier bu ñuy wax statut d'observateur ñoom permettre nañ leen ñu ñëw di assister mais nag amul benn décision boo xam ne dañ ko fay jël wala nangam mais dañuy ñëw rek en tant que observateur donc fukki pays yooyu fukki réew yooyu ak juróom ñoom ñoo dajaloo woon ne dañ bëgg a créer seen monnaie unique nga xam ne biir espace CEDEAO bi xam ngeen pays yooyu am na pays yoo xam ne France moo leen colonisé woon am na yoo xam ne Angleterre moo leen colonisé woon am na yoo xam ne Allemagne moo leen colonisé woon am na yoo xam ne Portugal moo leen colonisé woon léegi nag dañ ne ñoom yooyu yëpp dañ koy mettre fële sa àll ba xool ñoom sëgam ñoo bokk zone bu ñu nekk nan la ñuy fexee ba am xaalis boo xam ne tey boo jëlee sa xaalis boobu éco bi soo demee Mali di nga ko fa mën a jaay soo demee Nigéria di nga ko fa mën a jaay soo demee Togo di nga ko fa mën a jaay soo demee Cap-Vert di nga ko fa mën a jaay soo demee Ghana di nga ko fa mën a jaay soo demee Libéria aussi di nga ko mën a jaay xam nga réew yooyu yëpp ku nekk sa xaalisu bopp nga yor ku mel ne Ghana dafa yor xaalisu boppam ku mel ne tey Nigéria dafa yor xaalisu boppam ku mel ne Sierra Leone dafa yor xaalisu boppam ku mel ne Cap-Vert dafa yor donc am na réew yoo xam ne nii dañoo yor seen xaalisu bopp yoo xam ne du franc CFA léegi nag ñoom si lañ dem ba toog daan ne intégration régionale bi kat am na solo ñuy demalante di dikkalante waaye li ëpp solo it mooy ñu fexe ba am xaalis boo xam ne si suñu biir ñun ñëpp moom la ñuy utiliser su ko defee sëñ Ousseynou Mbaye Karbala bi nekk Cap-Vert bu fa yóbboo franc CFA bi lu mu si bëgg a jënd dina ko si mën a jënd su ko defee tamit sëñ Mamadou Cissé mi nekk Mali comme ni mu amee sax si jamono ji nga xam ne Mali aussi mi ngi si UEMOA bi dina mën a keneen ki nga xam ne dafa nekk Ghana wala mu nekk Nigéria aussi bu fa yóbboo franc CFA dina ko mën a jaay donc loolu moo nekkoon projet CEDEAO bi donc ECO nekkuloon projet boo xam ne UEMOA ñoo ko moomoon mais projet CEDEAO la kon foofu la Alassane Ouattara di président Côte d'Ivoire foofu la defee maanaam li ñuy wax foofu la dóoree gars yi linjaa parce que dafa jël loo xam ne nii projet collectif la woon pour fukki pays ak juróom gars yi di si waxtaan pare guñ moom mu xëy suba teel ak annoncé daan ne ECO bi dañ ko utiliser pour UEMOA donc bu ngeen xoolee bu baax ECO nekkuloon projet boo xam ne pour UEMOA la woon xam ngeen UEMOA wax naa ko sànq
juróom-ñetti pays la am na juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi ci yoo xam ne utiliser wuñ franc CFA donc franc CFA pour fukki pays ak juróom la woon ñoom ñoo waroon utiliser li nga xam ne moom mooy ECO mais Alassane Ouattara dafa xëy Emmanuel Macron recevoir Emmanuel Macron Côte d'Ivoire ñu def seen conférence de presse mu xëy ne finalement ñun waa UEMOA ECO la ñuy utiliser donc dafa trahir ses collègues présidents de la République yi nga xam ne ñoo nekk si yeneen pays ndax dañ ne woon Ghana mais Ghana utiliser wul franc CFA Nigéria mais CFA te ñoom dañu waxoon ne ECO bi si lañ bëgg a boole nañ waxtaan ba tënk ba juboo ba am des critères de convergence ba d'accord ci yooyu yëpp réew mu ne matal nga li nga xam ne moom lañ teg comme critère bu dee remplir nga ko après nag ñu doog a dem ci euro ñoom ci ECO bi ñoom ñu ngi doon wax ne ECO bi d'ici 2022 lañ waxoon fii ak 2022 ñu dugg ci ECO fekk nag réew mu ne nga waajal sa bopp tamit ci monnaie bi bees boobu di ñëw waajal sa économie ci monnaie bi bees boobu di ñëw ba ñëpp am arrimage bi su ko defee ñoom ñëpp ñu àndandoo duggandoo ci mais Ouattara da daan dem di assister xaar ba nga xamante ni gars yi ñu ngi ciy waxtaan pareeguñ waxtaan bi jeexagul sax tënkaguñ sax moom mu xëy suba teel rek daan ne si ñoom daal ñu ngi ciy waxtaan te amaguñ ci consensus ñun waa Union économique et monétaire ouest africaine ñun juróom-ñaari pays yi nga xam ne ñoo bokk franc CFA ñun danañ tàmbali ECO mais daa waroon bàyyi ba ñëpp pare ba ñëpp àndandoo ñu duggandoo ci mais loolu bu ko defee mooy dafa bëgg a saboter parce que nii ñu ko indee nga xam ne ECO bi da doon remettre en cause parce que Ghana li mu wax leer na Nigéria li mu wax leer na dana ECO bi pour ñoom ñu dugg ci actuellement nii ñu ko tëddee il faut France génne ci loxoom te nii ñu ko tëggee nii ni ko Ouattara tëggee nii ak Macky Sall président Macky Sall nga xam ne moom tamit d'accord na ci ECO bi ndax moom Alassane Ouattara lépp lu am ñoom pratiquement ci union économique et monétaire ouest africaine mu UEMOA ñoom ñoo koy décider moom d'accord na ci discours à la nation bi mu mujj a def le 31 bi daf ko saluer bu baax a baax donc ñoom mën na ne dañ trahir seen yeneen collègue président yeneen réew yi ndax dañ doon waxtaan ci mbir di sumb di togg ñoragul ñoom ñu xëy bëgg koo yàq te dañu waxoon loo xam ne pour fukki pays la woon ak juróom yow nga xëy daan nañ ñun juróom-ñett yi kat ñun d'accord nañ te juróom-ñett yi bi ñu koy wax aussi consulté wu ñeneen président yi parce que ñoom ñaar xam nañ ne seen réew yi si UEMOA bi ñoom ñoo si ëpp doole ñoo ëpp poids bu ñuy peser ñu xëy kon bëgg décider à la place des autres moo tax réew yu mag yi nga xam ne dafa mel ne Nigéria nga xam ne moom kese 50% PIB muy produit intérieur brut bu zone CEDEAO yi moom moo ko détenir moom dafa bañ ne du dugg parce que lañ waxante woon ñoom ñëpp gisaguñ ne gars yi def nañ ko bañ war si dugg moo tax ñoom nee nañ mën nañoo dugg mais à des conditions mooy lañ tënkoon ñoom ñëpp lañ tënkoon Guinée Conakry ndax loolu réunion boobu mi ngi amoon Guinée Conakry en juin 2019 lañ tënkoon daan ne li nga xam ne mooy xaalis bi danañ fexe ba du nekkati maanaam duñ ko arrimer ak euro bi nga xam ne ñun bu euro bi ci euro bi rek la ñuy topp euro bi bu amee influence ñun ñu yëg ko bu euro bi amee bu influence positive ñu yëg ko ba amee influence négative ñu yëg ko ñoom dañ ne woon déedéet dañuy fexe ba am monnaie boo xamante ni day mën di fluctuer comme yeneen monnaie bu ñu neexee ñu yokk ko bu ñu neexee ñu wàññi ko comme ni ko États-Unis di defee comme ni ko yeneen réew di defee mais duñ am monnaie boo xam ne toujours France moo ñuy garantir ñoom loolu dañ ne woon duñ ko nangooti duñ nangu France garantir ko duñ nangu aussi mu am une parité fixe nga xam ne dañ naan un euro benn euro mi ngi toll si 655,94 francs CFA déedéet euro bi ECO bi tey mën na nekk téeméer si francs CFA mën na nekk benn ECO mën na am équivalence benn euro wala benn ECO nekk 600 euros wala benn xam ne day yéeg di wàcc comme monnaie États-Unis ni muy defee yaakaar naa modèle bi si gën a doy kii moom exemple bi ñu gën a mën a joxe exemple mooy États-Unis nga xam ne seen xaalis léeg-léeg nga gis mu wàcc ba 400 léeg-léeg mu yéeg ba 450 ba 500 bay jege 600 yi kon toujours day yéeg di wàcc te loolu dafa am solo si économie sooy jënd su la neexee yow nga wàccee sa xaalis du am doole nga xam ne da nga mën a jënd lu bari soo demee bay jaay nag nga yéegal sa xaalis nag nga xam ne xaalis bi day am doole su ko defee nga mën a jaay lu bari say kees xaalis bu bari mën a dugg donc loolu dafa am solo ci économie loolu moo tax États-Unis domine monde bi moom dafa contrôler xaalisam contrôler économie am parce que xaalis aussi c'est intrinsèquement lié à l'évolution de l'économie dafa am rapport boo xam ne daf ko am ak développement wu réew donc yow bu dee mën a contrôler sa xaalis su ko defee dina jafe lool aussi nga mën a contrôler aussi sa développement donc ECO bi loolu moo ci am ba tax na réew mu mel ne Ghana ak Nigéria ñoom dañu émettre ay réserve ñoom nee nañ pare nañ pour dugg ci zone ECO bi te ñoom buñ ci duggee rek maanaam day doon nag apport bu am solo Sénégal da ciy gis boppam Guinée da ciy gis boppam Bénin da ciy gis boppam yeneen réew yëpp bu ne di nga ci gis boppam parce que ñoom ay économie yu mag lañ Ghana ak Nigéria Afrique de l'Ouest ñoom ñooy économie yi fi gën a dominante ñoom ñoo fi ëpp doole
mais buñ génnee si éco bi buñ defee éco te ñoom bokkuñ ci daanaka éco bi day mel ne franc CFA bi fi nekkoon rek comme moo tax ñu bëri di wax ni éco bi ni ñu ko tëggee nii actuellement ni ñu ko tëggee nii ni mu nar a doxee nii mook franc CFA kiif maanaam benn la dara changé wu si xam nga lan moo si changé tur wi franc CFA daal nekkoon loo xam ne dañ ko dafa lié woon ak colonisation ak tubaab bi ak France ñu bëgg a changé tur wi dindi CFA bi def si éco mais même li amoon mooy continuer di amul benn changement boo xam ne tey dina mën a intervenir te nag dañ ne bu fekkee dañ bëgg a def éco dañ bëgg a mettre en place une monnaie unique wala une monnaie commune ñun ñëpp ñu bokk benn xaalis bu ñu utiliser dafa am nag ay préalable ay conditions yoo xam ne dañ ko war a teg ñoom ñu teg juróomi condition bi ci njëkk mooy dañ ne ñoom il faut ñu éliminer lépp loo xam ne ay réserve la woon maanaam réserve dépôt yi nga xam ne dañ ko daan déposer 50% yi nga xam ne nii dañ ko daan déposer si trésor France pour mu nekk garantie ñoom na nañ loolu dootuñ ko nangu ak éco bi bu ñëwee ñoom na nañ loolu dootuñ ko nangu seen ñaar dërëm dootul demati trésor France mu ñuy garantie ñoom ñooy amal seen bopp seen banque boo xam ne moom mooy assurer garantie boobu noonu te garantie boobu histoire wane na ni dafa am rek si tur rek waaye musuñ ko utiliser benn yoon lañ ko mës a utiliser bañ créé franc CFA 1945 ba fii may waxee 2020 benn yoon la France mës a garantir parce que dafa am yeneen institution internationale yoo xam ne mais loolu mooy seen rôle la banque mondiale ak le FMI le fonds monétaire international mais ñoom heure bu réew amee jafe-jafe mais soo demee dañ lay lebal dañ lay garantir loolu moo indi woon les plans d'ajustement structurel yi nga xam ne ni amoon na Sénégal si année 1980 yi les années 1984 1985 ba 2000 ñu ngi woon sous ajustement structurel parce que boobu Sénégal amoon na jafe-jafe xaalis mu dem leb banque mondiale ak FMI ñu lebal ko mais France lebalu ko woon donc moo tax ñoom loolu toujours dañ koy récuser dañ ne réserve yooyu 50% yooyu dootuñ ko nangoo déposer si trésoru France bi waaye li ñu waxaat tamit mooy il faut mu am benn mécanisme de gestion bu économie bu CEDEAO il faut ñu xool intégration régionale c'est vrai ñi ngi koy wax mais est-ce que dëgg-dëgg nekk na lu am est-ce que tey mën nga jógee fii dem Ghana sanga am jafe-jafe est-ce que mën nga fi jógee dem Gambie sanga am yenn tracasseries yi yenn coono yi donc yooyu noonu donc il faut ñu renforcer dispositif boobu ba mu taxaw loolu mooy les préalables beneen bi aussi mooy franc CFA xam nga fan lañ ko daan defaree France lañ koy defaree franc CFA France lañ koy imprimer banque ba koy defar maanaam France la nekk mu tudd Chamalières am na ñu ne Chamalières am na ñu ne Clermont-Ferrand mais études yi ñi xam ne ñoo def gëstu yëpp dañ ne fi ñu koy defaree fi ñuy defaree franc CFA France la ci dëkk boo xam ne mi ngi tudd Chamalières benn dëkk bu ndaw la boo xam ne dëkk bu xaw a isolé la foofu la ñuy defaree franc CFA ñoom nee nañ bu fekkee dañu bëgg commencer adopter éco kenn dootu ko defaree français kenn du ko defaree France kenn du ko defaree feneen waaye Afrique gii nga xam ne ñoom ñoo ko utiliser foofu lañ koy defaree ba pare leneen li ñu tegaat mooy sëgam loolu am na monnaie unique lañ bëgg wala monnaie commune il faut ñu mettre en place li ñuy wax benn banque fédérale banque boo xam ne kat nag si loolu Cheikh Anta Diop daf ko waxoon si 1976 la ko Cheikh Anta Diop waxoon mu ne intégration régionale am na solo waaye dafa am lu ko war a jiitu mooy ñu am un gouvernement fédéral nga xam ne nee nañ ñun 15 pays lañ mais nañ am benn gouvernement boo xam ne gouvernement fédéral réew mu nekk 15 pays yi nga xam ne ñoo composé CEDEAO ku nekk di nga fa am tey benn représentant boo xam ne moo fay nekk la défendral say intérêt donc ñoom ñu ne pour loolu am bu fekkee mënuñu am gouvernement fédéral aussi ñu au moins ñu am benn banque fédérale banque boo xam ne nii moom mooy lënkale réew yëpp nga xam ne lépp lu xew danañ dem toog te si ab taxaw seen waxtaan après jël décision ñoom ñëpp les 15 chefs d'État banque fédérale bi appliqué décision boobu banque fédérale boobu nag amagul si éco bi tamit nii ñu ko tëggee loolu waajalaguñ ko ci te ñoom dañ ne loolu préalable la pour ñoom ñu nangoo ñëw leneen li nga xam ne nanguwuñ ko aussi mooy li ñuy wax la fixité ou bien la flexibilité ñoom nee nañ bu fekkee bëgg nañ ñoom ñu bokk ci éco bi il faut que éco bi di fluctuer wu maanaam nekk xaalis boo xam ne du doon fixe rek du doon benn taux fixe bu ko neexee yéeg bu ko neexee wàcc comme ni ko dollar bi di defee ñoom ne nañ loolu aussi condition la convertibilité bi aussi mooy tey nga bëgg a dem États-Unis yor sa franc CFA boo demee duñ ko nangu ñoom ne nañ éco bi dañ ko mën a arrimer si beneen lu dul euro mais mën nañ ko arrimer si dollar bi mën nañ ko arrimer si yen bi nga xam ne moom la chinois yi di utiliser parce que France li tax tey ñu toog ne dañ bëgg a changer franc CFA parce que gis nañ ni de plus en plus Chine si boppam ñoom ñoo def percée bu doy waar si Afrique te am na étude boo xam ne def nañ ko ñoom benn gëstu doon xool africains yi relation entre ñoom France ak Chine ban moo leen ci gënal
mais bu ñu duggee laaj jeunesse africaine bi ñoom lan lañ wax dañ na ñoom ñu am ay relation économique ak Chine moo leen gënal foofu ñu am ko ak France parce que France toujours ay intérêt lay défendre si fii nii même Chine aussi ay intérêt lay défendre loolu moom ça peut faire l'objet d'un débat Chine aussi ñëwul rek comme ñëw fi di fi def ay œuvres caritatives dafay ñëw moom aussi xool lu mu ut si Afrique yóbbu ko Chine donc c'est des questions de géopolitique yoo xam ne kenn ku ne mën nga ci indi sa idée kenn ku ne mën nga ci indi sa wax waaye daal France loolu bokk na ci li tax tey ñu toog gis nañ ne Chine kat menace bu am doole la pays Afrique yu bari gis nañu chinois yi ñu ngi fay investir bu baax a baax di fa dugg bu baax te France de plus en plus ñoom ak guerre yi am Mali yu bari terrorisme bi am ak yu baree bari ñoom dañ leen ci joxañ baaraam moo tax ñu commencé reculer ba ne tey franc CFA bi d'accord nañ tey ñu dindi ko fi pour indi fi éco donc yooyu mooy conditions yi nga xam ne nii réew mi di Nigéria ak Ghana moom lañ teg pour dugg ci éco bi beneen condition bi nga xam ne moo mujj aussi yaakaar naa wax naa ko sànq ñoom dañ ne dootuñu nangooti mukk banque centrale leen defaral xaalis déedéet heure bu ñu bëgg defar xaalis du banque centrale européenne moom moo koy defar wala banque centrale française non fii lañ koy defaree Afrique ñoom ñooy defar seen xaalis utiliser ko xaalis boobu mën di dem di rencontrer yeneen monnaie yi nga xam ne moo am au plan international xool nan la ñuy def ba suñ jënd ak suñu jaay ñu mën di ci wecceeku yaakaar naa daal loolu laa waajaloon ne dinaa ci waxtaan ak yéen léegi ne di xaar bu dee am na ay laaj yoo xam ne ñëw na fi luñ ci xam ñu tontu ko luñ ci xamul tamit gëstu ko heure buñ ci amee réponse su ko defee dinañ ko jéem a indi waaw kay sama gars yi jërë ngeen jëf donc su dee damay résumé waat rek liñ fi wax yëpp gis nañ évolution bi nga xam ne donc franc CFA moom la am créé nañ ko 1939 mu dajeek début guerre mondiale bi 1945 la commencé dox en tant que tel c'est lañ ko commencé utiliser par la suite am na évolution bu bari mi ngi tuddoon franc des colonies françaises d'Afrique finalement dem nañ ba changé ko tuddee ko communauté financière d'Afrique moment bii noonu la franc CFA tudd donc ba muy doog a génn franc CFA benn donc 1 franc français mi ngi nekkoon 50 francs CFA loolu la nekkoon 1 franc français léegi dem nañ ba gis ni bi mu évolué la ba tey 1 franc français mooy euro parce que France léegi ñoom tamit dañ créé li ñuy wax euro muy zone boobu aussi benn union monétaire la boo xam ne mu am Europe ñoom tamit am nañ problème sax ak waa Grèce crise bi mu amee 2008 donc Grèce ñi ngi wax naan fi mu ne nii pour mu jotaat état normal am bi mu amoon en 2008 il faut mu dem ba 2035 donc redressement bi day yàgg 2035 la Grèce di jógaat ba amaat li ñuy wax une certaine santé financière ou en tout cas budgétaire il faut mu dem ba 2035 donc ce plan de redressement la nekk Grèce comme ni ko Sénégal amee woon au cours des années 1980 ak les plans d'ajustement structurel donc léegi 1 franc 1 euro égale presque 655 francs CFA pratiquement noonu lañu koy calculer donc loolu évolution la leneen li nga xam ne nii mooy am aussi ci euro bi mooy dépôt dootul am kenn dootul jëlati benn xaalis di ko déposer ci trésor français yi mooy li ñuy wax réserve de change yooyu réserve de change donc day sauter su gouvernance bi aussi gis nañ ni franc CFA li nga xam ne moo nekk union monétaire ouest africaine toujours dafa amoon ay représentants français yu fa daan nekk ci seen conseil d'administration représentants yooyu dañuy tëb dootuñu fa nekkati li nga xam ne nii moom lay changer nag mooy parité bi li nga xam ne du changer mooy parité bi moom du changer 1 éco égale 655,96 donc 1 euro égale 655,96 éco loolu lay doonaat maanaam parité fixe boobu moom du changer bu mukk moo tax nit ñi bëri di wax naan tur bi rek moo changé waaye ci pratique bi nañ daan doxalee rek la ñuy continuer doxalee amaana billet bi dina changé waaye lam daan jar lay jar tant que nag parce que dañ nekk toujours ci étape ci procédure mën na évoluer mën na changé mais fi ñu toll nii may wax ak yéen tey muy le 5 janvier 2020 moom franc CFA bi ak éco bi ci ñun ñi nga xam ne dañuy jënd ka jaay amagul benn changement boo xam ne ñun mën nañ ko sentir ñun population bi amul benn changement boo xam ne mën nañ ko sentir tey bu éco ñëwoon tamit téeméeri éco maanaam 500 éco li mu mën a jar muy li téeméeri franc CFA di mën a jënd dong lay jënd parce que am na ñoo xam ne sax dañ ne dañ si bëgg a jaar defaale dévaluation mais loolu yëpp leeragul parce que gars yi ne nañu juillet 2020 lañ ko war a utiliser donc d'ici juillet 2020 amaana yu baree bari dina gën a leer yu baree bari gars yi dañu gën a wax mais pour le moment moom
parité boobu changé wul li nga xam ne mooy garantie bi tamit ba léegi ECO bu ñu ko créé France mooy continuer di ko nekk garant bi moom mooy toujours di garantir ECO donc pour ay convertibilité yeeg yooyu noonu yëpp moom moo koy kii moo koy yor trésor français bi ba léegi kon da ciy nekkaat moo tax ñu bëri di wax ne France dem nañ ba à un certain moment ñu sentir benn gêne parce que jeunesse africaine bi ñu ngi révolutionné ku mel ne Guy Marius Sagna nga xam ne ñoom ñoo créé France dégage muy frappe nga gis ku mel ne Kémi Séba taal na fi xaalis billet de banque daan na lii c'est une monnaie coloniale lii dañuy fàttali toujours ne ñun tubaab bi ñooñu moom ñun ba léegi dañoo nekk un pays colonisé dañoo nekk toujours sous domination coloniale donc franc CFA bi loolu la doon symboliser français yi aussi dem nañ ba à un certain moment gis nañ ne y a une révolution silencieuse qui est en train effectivement de se faire ñoom tamit ñu nekkoon nañ changer tactique moo tax Macron moom bi mu génnee lan la wax damaa déglu jeunesse africaine bi dama leen déglu seen discours déglu seen i cas déglu seen i revendication lan lañ bëgg moo ñu jëlee fi CFA kon dinañ ko fi jëlee président France loolu la wax xam nga loolu c'est un discours plus ou moins en tout cas teinté d'idéologie c'est un discours idéologique loolu muy wax nekkul lu mu gëm mais da koy wax rek toujours pour faire plaisir à la jeunesse bu ko defee jeunesse bi taxaw ne waaw ñun ñoo mën a combat bi ñoo xeex ba mu jógee fi alors que ñoom c'est plutôt stratégique à leur niveau ñoom ay stratégie la si ñoom jëlee nañ fi tur bi rek tur bi moo fi jógee mais même mécanisme yi fi amoon moo continuer di amaat moo continuer di démarrer ñu ngi tudd baax di jégalu di déglu fii ak 30 minutes ay laaj su amee ñu tontu ci bu amul ñu def noonu ba suba ak jàmm incha allah jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu.